locales yi notamment ak coalition yi. yoo xam ne bëgg naa ñu faram-fàcce ko. mais dafa am leneen loo xam ne da nga ko waxoon aussi ci say révélation ba nit ñi tiitoon ci muy delta plus. nga ni woon mi ngi ñëw te moo gën a graaw moo gën a dangereux delta boobu fu mu toll tey. non li ma waxoon c'est clair. waaw delta plus c'est clair dama ne leen. waaw waxuma ay dama ne leen delta la ñu xam. am na beneen virus bu tudd delta plus. non li ma wax dafa leer. y a des gens qui avaient contesté delta plus amul delta plus. justement c'est la forme non boobu dañ doon projeté wu ci feebar bi fi mu jëm. on ne parlait pas que du Sénégal. encore une fois. boobu waxuñu sax ci Sénégal. ok on parlait de épidémie bi naka la mën a évoluer sur le plan mondial. mais expliquer delta wax ni d'ailleurs am na beneen variante bu bees bu tudd delta plus. tu comprends si mu la bëgg a te delta plus c'est un variant qui existe boo xam ne scientifique yi liggéey nañ ko xam nañ mooy lan te moo gën a grave delta c'est ça que j'avais dit. d'accord voilà. mais boobu bi nga koy wax da nga ci jublu woon pour expliquer que sensibiliser que delta boobu mi ngi ñëw. ci Sénégal. waaw mais tu n'as rien compris alors. waaw expliquer non il faut nga rembobiner émission bi déglu baax li ma la wax li ma wax mooy on parlait de épidémie bi fan la toll ak fan la jëm man leen delta plus beneen variante épidémie bi la loolu laa wax. da xoolaatal émission bi. ok da nga ci doon expliquer ci delta bi wala ci pandémie bi en général wala ci Covid 19 bi que dafa dangereux que dafa grave que dafa nangam. waaw c'est-à-dire argument scientifique yooyu nga ci doon wax fan nga ko jëlee. waaw mais toi aussi Pape yow xanaa nag yow doo. waaw mais damay la xoolal. mais man damay lire. attends mbaa Pape def da xaaral nga wax la man damay lire livre yi damay déglu télé yi gën a informé ci àdduna bi damay wax ak scientifique yi parce que information mooy sama liggéey daf ma ñor delta plus par exemple dama ko gëstu bu baax a baax bi ñu ma waxee ne am na woo ay professeur wax ak ñoom lire ci li ma xam mais loolu bu ma ko mënul def lu may liggéey leneen man loolu mooy sama liggéey di d'accord voilà léegi situation pandémique bi nan nga ko gisee gis nga ni delta plus bi mu ngi ci yoon bi wala fi mu ne stabiliser nañ ko partout dans le monde mën nañ dundaat par exemple beneen 4e vague. non xam nga dans le monde fi mu toll nii amul benn réew moo xam ne dafa toog croiser les bras jàpp ni yëf yi jeex na parce que première vague bi mu jeexee ñu bari loolu la yaakaaroon mu xëy suba rebondir deuxième vague bi jeex mu xëy ak suba rebondir troisième vague bi jeex mu parce que virus bi mooy muté virus bi boo koy jéem a rey day gën a defarwaat pour nga bañ koo rey bu defarawaatee nag pour nga bañ koo rey ni muy ñëwaatee mooy am doole. d'accord waaw na ñaan yàlla nag mu bañ a ñëwaatee noo xam ne léegi Cheikh kon jàpp nga ni est-ce que kon jàpp nga ni vaccin bi solution la. parce que dégg naa nga sensibiliser ci vaccin. mais vaccin bi rek mooy solution. malgré mutation boobu. vaccin bi kese mooy solution. non malgré variant yi ngay dégg partout. amul beneen solution bu dul vaccin bi. c'est-à-dire que feebar boo xam ne nii paj mi kenn maîtriser gu ko te mën naa ñëw te mën naa faagaagal ku ne ñàkku rek mooy solution. tey soo gisee par exemple réew mu mel ni France boo xoolee feebar bi ñi mu dal ñëpp ñi mu faagaagal seen 4e ba ñi mu faagaagal yëpp mooy ñu ñàkkuwuloon maanaam téeméer yu faatu yu ne boo dee xool juróom-ñeent fukk yi ak juróom lu ko ëpp ñoo ñàkkuwul woon donc kon ñàkku luy aar nit la ci feebar bi. non mais xam nga Cheikh su ma la laajee loolu. waaw mooy autant de variants donc autant de vaccins. ah déedéet mais feebar bi même bu dee muté mais ñëpp xam nañ ni vaccin yi ñu defar ni efficace na pour variant yëpp la preuve delta bi bu ñëwee avant delta. ñaata nit nga dégg ñu jël vaccin bi jël Covid bi après. waaw non loolu am na. waaw loolu am na c'est-à-dire que mën nga ñàkku ba pare feebar bi dal la encore que boo ñàkkoo feebar bi dal la ci nga koy gën a mën a xeex boo ñàkkuwul ndax boo xoolee réew yi nga xam ne dañu am statistique yu fiable yépp tey boo xoolee fu mel ni France par exemple 3e vague bi mujj nii ñi dee ñëpp téeméer ñu dee ñoo ci gis lu ëpp 90 yi lu ëpp juróom-ñeent fukk yi dañoo ñàkkuwul woon. donc xam nga ni ñàkku am na lu muy def ci xeex bi donc ak variants yi lu mën a bari am na loo xam ne nii virus yëpp ñoo ko bokk ci loolu lañ defaree vaccin bi. ok voilà mais naka nga gisee par exemple ni ko taxawaay bi ci Sénégal def wala bu la neexee sax nga jàngat ko ci Afrique. mais notamment Sénégal. pour ñu bañ a ko yaatal naka nga gisee riposte bi ak résultat yi ñu ci am.
non Sénégal c'est pas pour rien ñu classé ko ci réew yi nga xam ni ci Afrique ak ci àdduna bi ci réew yi gën a organisé wu la ci xeex feebar bi donc sur ce plan vraiment organisation bi médecins yi liggéey nañ liggéey bu mucc ayib organisation bi am Sénégal d'ailleurs dafa bett ñu bari ci réew yu développé yi maa ngi fàttaliku sax Macky Sall bi ko yenn médias yi di interview li ñu ko njëkk a laaj lan mooy seen secret lan ngeen def lu tax affaire bi dama doon lu ngeen ci début bi la de est-ce que vers la fin non est-ce que même résultat yi non vers la fin nag est-ce que même résultat yi non vers la fin xam nga feebar bi aussi waaw ak mutation yi ak rebond yi parce que nag aussi feebar bi amul benn système buñ ci préparé loolu mooy dëgg amul kenn ku doon taxaw di préparé wu di xaar feebar bi loolu yëpp amul malheureusement feebar dafa ñëw dal ci nit ñi riposter à leur manière mais à la fin dafa dem nga xam ni réew mi aussi résilience am maanaam doole ji mu am pour jàkkaarloog feebar dafa wàññeeku xaalis bi wàññeeku nit ñi sonn feebar bi ñëw gën a ànd ak doole moo tax bu mujj bi gën a def ravage yu njëkk yi waaw c'est logique. d'accord ci beneen actualité bu ma bëgg ñu aborder ko ku mel ni Simon ak ki nga xam ne mooy kilifa bu Y'en a marre seen liberté provisoire bi ñu doon demandé gis nga ni accepté lu ñu leen ko loolu tey jii la seen affaire ci affaire u passeport yi ni nga ko déggee problème visa yi ak li nga xam ne moom moo ci xew ban gis-gis nga am ci wàll boobu. waaw benn gis-gis rek laa ci am mooy waxoon naa ko dinaa ko waxaat affaire kilifa niñ ko siiwale képp kuy nit boo ko gisee di nga tiit affaire bi ni mu ñëwee maanaam forme bi niñ ko defee képp ku gis di nga tiit ndax di wax ak nit di jëflanteeg moom ndekete li ngeen di wax ak li ngeen di jëf yëpp te mi ngi lay enregistré di la filmer maanaam réew bu demee ba nit ñi mënatuñoo wóolonte mënatuñoo tëju wax loo xam ne day des seen diggante kon foofu réew moom réew amatu fa. d'accord société mais est-ce que loolu doy na pour benn baal ma ci waaw loolu c'est la forme. non mais ci forme boobu laa bëgg ñu taxaw ci rek. waaw parce que aussi taskatu xibaar nga mais juriste nga. waaw mën nañu aborder benn question est-ce que loolu doy na ci pièce rek ba procureur wala gendarmerie wala leneen mën ci autosaisir. su plainte amul bu dara amul. ba jël ci ay nit. def ci enquête. ba yóbbu leen mandat de dépôt est-ce que loolu mën na ci am. waaw mais xam nga moom laa doon wax léegi dama ne la xam nga bu nee démocratie dëgg. démocratie ci république lay am république ñu ko xalaat ne nañ mooy lëf yi nga xam ne moom la ñëpp bokk. la res publica yi nga xam ni moom la ñëpp bokk. il se trouve que nag léegi dama lay wax lu leer bis boo farul ak nguur gi moom fexeel ba bul def faux pas lu leer laa la wax c'est-à-dire que bokkoo ci régime Macky Sall bi fexeel ba bul juum bul faqastalu bul def benn erreur bis boo ko defee. loolu graaw na de. mais loolu moo fi nekk la preuve du ñuy vidéo la leen téye vidéo bu Gazelle bi gis nga ko wala gisoo ko donc. loolu mooy mais non ak cela boobu aussi du loolu aussi du. waaw non pareeguma waaw est-ce que mën naa dem liberté provisoire la. waaw mais est-ce que mën naa dem au fond. allez-y. donc li ma njëkkoon wax c'est sur la forme maintenant si tu arrives au fond li ñuy reprocher Kilifeu ak Simon aussi lu garaaw la trafic de visa la c'est aussi ça la réalité li tax circonstance aggravante bi am ci ñoom mooy ay xeexkat lañ yoo xam ne dañuy xeex pour réew mi am idéal bu ñu incarné am lu ñu gëmloo nit ñi tu comprends loolu moo tax affaire boobu gën a garaaw ci ñoom donc loolu moo tax aussi. mais ba tey présomption d'innocence a ngi fi loolu d'accord naa ko. non loolu aussi. non loolu d'accord naa ko. waaw mais présomption d'innocence. Pape damaa bëgg nga xam ni kenn appliqué ko ci réew mi fii bu la dalee dayee xanaa lenn ñaanal yàlla nga bañ a siiw mais lu mën a xew bis bu ñu ko xasee ba bind non dugg nga gaalu parce que présomption d'innocence dëgg-dëgg bu ñu ko doon wax. nit ki doo ko tëj kaso tant que parce que surtout koo xam ne nii dawul heure boo ko soxlaa mën na ñëw ci yow parce que man loolu lañ ma jàngal en droit dañ ni ma la liberté est le principe la détention est l'exception maanaam tant que daal mën nañ laa bañ a tëj kenn waru laa tëj buñ la tëjee rek xamal dañoo ñàkk pexe ba nga xam ni tëj force lañ la war a def
donc koo xam ne nii heure bu ñu la soxlaa mën ngaa ñëw daw demoo fenn mais mën nañ la inculper yaa xeeti mu laan bàyyi la nga dox say soxla buñ la soxlaa woo la bu ci demee nag ba àtte la jàpp ni yow mi yaa tef buñ la tegee ay daan nga dem dugg kaso bu fekkoon ne présomption d'innocence vraiment dañ koy def mais loolu la ñuy def mais du noonu lay demee Sénégal ku ne xam na ko waaw dañ lay tëj ba pare soog a lëx mbot lan nga def voilà. kon da nga jàpp ni daal ñoom peut-être seen constance ci seen xeex ak seen taxawaay moo leen yóbbee li leen daal tey. non déedéet loolu c'est trop facile loolu du ma ko wax noonu dama naan ñoom am na loo xam ne ñu ngi leen koy parce que tooguñu rek dem jël leen nii c'est pas vrai loolu aussi c'est trop facile de le dire taxaw ni li ñuy xeex déedéet mais xeex bi moo aggravé seen cas boobu maanaam seen cas mënoon naa gën a woyof bu fekkee ni dañ koo defoon fekk ñoom nekkuñu ci position bi ñu nekk tu comprends mais vidéo bi nga xam ne moom lañ gis bu fekkee ni moo am mais ñoom it def nañ la xóor il faut dire la vérité seulement nag boo defee la xóor dañ koy traité mi ngi dépendre ci fi nga bokk. ah bon. mais looloo fi nekk. d'accord est-ce que loolu dafay dem kon est-ce que dafay dem li nga wax nii dafay dépendre ci fi nga bokk ndax jàpp nga mu egg ba si assemblée nationale ak député yi nga xam ne ñu ngi leen fay tudd ci affaire passeport diplomatique. waaw de toute façon affaire ñoom kilifa bi mënul jàll mukk tant que député yooyu seen affaire bi leeraluñ ko. c'est-à-dire. non il faut ñu lever seen immunité. waaw jarul woon sax lever immunité parce que bu fekkee ne enquête bi li ñu ci wax yépp dëgg la.